teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe bilaay ci lu mu néew néew moo ma gënal leneen lu ma mën ci am bilaay kaa ñu liggéey taxaw sunu njaboot moo gën bilaay kaa ñu liggéey boole ci jaamu yàlla. daw nañu lu ëpp juróom benn waxtu diggante Ndakaaru ak Tambacounda jege na juróomi téeméeri kilomètre mbokk yi seen émission jaar-jaari jàmbaar jugati ni ñu leen ko waxee saa su ne ki nu yëkkati Mamadou Oumar Sall lay wuyoo moom nag baykatu banaana la ba tax na sax ñu bëri di ko woowee Sall banaana nag xëyut xëy rek di exploité juróomi téeméeri hectare dafa am fu mu jaar yoroon ne keesam di jaay di wër yoroon na itam vélo lu nekk def na ko tey mu nekk nag producteur bu mag duma leen wax dara ndax nee ñu bu xëyee chantier lay xëy ñu ànd dem chantier. alhamdulilah ça va bien. bien merci. ana góor gi Sall. góor gi moom dafa demoon tool ya. dem tool ya. mbaa foofu soriwul noonu. waaw xaw naa sori xëcc tuuti. waaw 140 kilomètres à Kolda. 140 kilomètres à Kolda. waaw kii bi mu ngi tudd Wasadu. Wasadu. waaw Wasadu foofu la nekk. waaw foofu la nekk. waaye dinañ ci mën a demal. dinañ ci mën a dem waaw incha allah mën ngeen faa dem mën naa am abal leen. waaw mën a yóbbu. d'accord amul problème. jóge nañu région bu Tambacounda dugg beneen région muy bu Kolda mbokk yi daw nañu lu ëpp téeméeri kilomètre ak fanweer sunu jàmbaar dañoo dem ba Tambacounda ñu ne ñu mi ngi fii ci dëkk bu ñu naan Kénéba Demba ñu dugg xool ko ba xam mi ngi ci biir wala àgg na ca tool ya. Ada Seli. Iya Pak. Main ci jàmm. Alhamdulillah. Ça va Dieng la. Sant bi. Lii. Neen defal coono. Jàmm rek. Ñu sant bu baax. Neen defal coono. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sall mi ngi fi. Sall mi ngi fi. Aha. Xaar ma seetal la. Waaw d'accord. Toog ko foofu. Waaw. Toogal. ah mu ne mu ngi ci biir waaw kon ñu dem xool.
salaamaaleykum. Baba. Sall Sall na ngeen def. waaye nañ si jàmm. ñëw ngeen ci jàmm. ñëw nañ si jàmm. ñu ngi fa. alhamdulilah bismillah. jàmm rek ñëw ngeen ci jàmm. alhamdulilah na ngeen def. sant yàlla. fii moom xaw na tàng de. xaw na tàng. ci duggati hivernage la ñu nekk. en général dafa faral di tàng. day faral di tàng. day faral di tàng. mais moom fii sori nag Tamba dañoo génn carrément commune bu Wassadou lañ nekk. waaw léegi da ngeen nekk ci biir Kolda dans le département de Vélingara dans la commune de Wassadou dafa sore. dafa sore waaw ku jógee Dakar moom fi ñëwee ba fii Saare Adjuma dans la commune de Wassadou am na lu mu gis ci Sénégal. d'accord yaa ñu yëkkati ñu ñëw nag même bu ñu ñëwee Tamba loolu la ñu wax dañ nañu li nga fay nekk bëriwul. ñun tamit comme yaa ñu yëkkati. mu jaaral ñu ànd ak koo xam ne xam na dëkk bi mu ànd ñu ba fii ñu xool. lan nga fi liggéey kon mu mel ni yow ak Banana histoire bu yàgg la. kontaan naa si seen ñëw bu baax. aussi bi ngeen ma fekkee fii nii ci Saare Adjuma ma nekk ci tool yu bees ngeen ma ñëw fekke si yaakaar naa loolu kontaan naa ci. parce que aussi gëm ngeen yàlla gëm ngeen seen liggéey. su dul loolu jóge Dakar ñëw ba fii seet béykat ki nekk dans le Fuladu. loolu aussi yombul. kon fi mu ne nii yaa ngi ci mbayum banaana yàgg nga ci. yàgg naa ci ma ngi ci suma ñaari fukki at ak benn ci béyum banaana. waaw banaana rek nga njëkk a def wala am na beneen liggéey boo daan def laata ngay dugg ci bay bi. balaa ma dugg ci béy mi ma ngi doon def commerce. ba tey ma ngi doon def commerce. mais léegi dama def activité yu bari ma ngi def commerce bi ma ngi def élevage aussi ma ngi def l'agriculture mais tey fi ñu may tuddee fu gën a bari mooy Mamadou Sall béykat banaan donc léegi Sall banaan la ñu may tuddee. Sall banaan tur bi da nga ciy fier. waaw dañu ci fier parce que métier la li nga xam ne métier bu noble la. gëm naa ko aussi mbéy dara génnu ko set. dara génn ko sell donc suñu ma woowee Sall Banana dama leen di sant aussi dama ci kontaan. parce que loolu mooy suma métier. ndax lii dina la faral di dal nga ne ci àll bi lu yàgg bàyyi njaboot geeg yooyu Tamba ndax fii bu ma xoolee moom sori na lool ëpp na presque 130 kilomètres digganteem ak Tambacounda. waaw su ko liggéey bi laajee rek ma def ko parce que su fekkee ma ngi nekk ci installation bu bees yi nga xam ne ñi may nekkalal xamuñu ko man mii xamuma ko. donc dama faral di nekk ci terrain bi ba ma xam liggéey bi ni ñu koy tàmbale ak ni ñu koy déterminer ci boobaa dama ci am expérience ci liggéey bi aussi day gën a tax liggéeykat yi may àndal sur le terrain ñu gën a am cawarte mais soo bàyyee xale yi rek ci àll bi yow nga dem toog Tamba ak dirage résultat téléphone wala rapport yaakaar na man bëgguma loolu man dama bëgg résultat bi may am ma gis ko sur le terrain fekk lu concret la. tey sax da nga yëg ne ñu ngi ñoom moo tax nga toog xaar ñu mais ñu ëpp ña nga ca tool ya. su fekkee da ngay am gan da ngay topp gan bi lu mu bëgg parce que su dul loolu daaw ma wàcc fii ñëw ci kër gi su ma añ ci tool bi la may fekk ma añ foofu nekk foofu ba 3h30 ma gontuwaat su ma jullee timis ma soog a ñëw ci kër gi. mais comme ñëw ngeen ba fii rafet na aussi ngeen gis fi ma dëkk ni ci biir Saare Adjuma ngeen xam nekkul lu neex mais dama bëgg métier mbéy moo tax ma mën a nekk fii ci tool bi mais ki ma xam Tamba su ma fekkee fii dafay xam métier bi moo ma indi fii. mbayum banaana ci Saare Adjuma naka la demee ndax laata yow am nañu ko fi ñu ci daan yëngoo yu mel wala yaa ko fi njëkk a def. maa ko fi indi am nañu suuf am nañu ndox mais daawuñu béy banaan en général coton ak gerte la ñu doon béy bon bi ngay xamee nag yàlla def na ñoom ñu dégg suma tur ci wàllu banaana ñu wooma ñu ne ñun am nañu suuf soo ñëwee fii nga laaj ci suñu communauté à l'époque communauté lañ koy tuddee donc soo laajee suuf ñu jox la nga seet nu ñuy béyee ma ñëw ma laaj seen président communauté rurale mu jox ma suuf ma commencé béy indi leen. donc ñu ngi ci ñeenteen année mais am nañu ay résultats yi ñu def. am na yi nga xam ne jënd nañu ci ay nag am na yi nga xam ne jënd nañu ci ay xar. mais aussi delloo na xiif gannaaw parce que léegi weer bu ne. dama leen di indi ravitaillement yi nga xam ne ku ne saaku ceeb wala saaku ceeb ak genn wala selon famille am nu muy mel donc durant 12 mois dama leen di jox. ñu retiré loolu ci seen campagne suñu ko amee ci production banane bi. en moyenne ñaata liggéeykat nga am fii ci bërëb bi. fii nii ma ngi am 105 personnes ci tool bu bees bi ak tool ancien bi. léegi dañuy ànd dem xooli tool yi naka la demee. incha allah d'accord.
mooy tool bi. waaw fii mooy tool bi. sorewul ak kër gi de kon ñaata kilomètre la à peu près. à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre et demi. d'accord kon daal fi mu ne nii jamono ji daal fi ngeen xëy si. waaw fii la ñu nekk ci installation bu bees bi. mooy terrain bi. nag ñu ngi door a tàmbali production bi pour ku ko ñëw mu xam banaan fu muy tàmbali mooy lii la donc liggéey bi défrichage nañu ko tàmbalee ñëw ci nettoyage bi wut matière organique mooy fumier aussi gas door a planté donc loolu nag fekk naa fi aussi nit ñi nekk ci commune bi ànd na ak ñoom ci liggéey bi pour ñu mën a gis lu gën a am solo ci wàllu mbéy. dinañ ñëwaat ci biir exploitation bi mais mu bëggoon xam ñaata hectare la parce que lii moom da ngay xool ba fa sa bët yam rek mais kenn xamul nu mu toll macha allah. waaw lu nag li ma am fii si suuf bari na mais pour l'instant li may installé nii mu ngi toll ci 50 hectares. 50 hectares yëpp banaan rek nga fi fas yéene def yëpp banaan la fas yéene def. waaw ñu gis benn système d'irrigation xam naa ci kanam di nga ci ñëwaat mais laata nga xamante ne si mooy système d'irrigation gis nañu itam ngeen commencé di gas ak lu ni mel kon boo leen ñëwee ci tool bi li ngeen di njëkk a def moom mooy dagg garab yi. dagg garab yi ba pare. nettoyé ko ba mu set. installé système d'irrigation ci booba nag nga waajal plantation. d'accord système irrigation bi nag man na am bii mooy système irrigation moderne parce que avant ñuy tàmbal ci bi da ngeen gis ci yeneen tool yi beneen système bi ñu doon liggéeyee. mais système boobu système lu jafe la aussi système bu amul rendement parce que boobu da ngay liggéey 8 heures de temps. doo ci mën am rendement mais bii mën nga liggéey au moins 2 heures de temps nga am rendement comme balai donc loolu moo tax léegi dañu bëgg changer le système d'irrigation. d'accord bi système nu mu tudd. bii système mu ngi tudd mini asperceur. mini asperceur. waaw moom day jël ndox mi di wasaare di wasaare di tooyal yëpp fekk kenn nekku ci. justement li muy génne ci ndox bari na ndax am ngeen ko. am nañu ko parce que fleuve bi am na ndox incha allah du jeex. ndox bi ci fleuve bi lay jógee ci fleuve bi la ñu koy jëlee. mais ndax léeg-léeg bu leen di dugg ci exploitation ndax da ngeen di xool suuf see yu ni mel wala suuf si moom macha allah. dañuy xool suuf bi. aussi garab yi en même temps dafay jox mandarga suuf bi nu mu mel. parce que fi nga xam ne garab du sax ñax du sax soo béyee foofu doo am rendement mais foo ñëwee ci béréb. nga gis garab bu rëy nga gis ñax bu jóg bu baax. am nga yaakaar soo defee foofu gàncax war na mën a dox. donc loolu suñu première expérience la mais deuxième bi aussi dañuy jël ñi nga xam ne xam nañu suuf ñu jël suuf bi ñu analyser ko xool ndax li ñu ci bëgg def ndax dana méngoo ak li ñu bëgg def. ñaata temps la leen jëlal dagg beeg installation beeg yu ni mel. ñu ngi ci 4e mois bi ñu tàmbalee ak léegi ñu ngi ci ñeenteen weer. yi nga xam ne tàmbali nañu défrichement bi ak fu ñu toll tey ñu ngi ci ñeenteel weer. kon fii mu mel ni am fi suuf daanaka jafewul. jafewul parce que lu jafe mooy kuy liggéey su fekkee jox nañu la suuf nga nangu liggéey ñu gis ko. yaakaar naa warul jafe mais suñu la jokkee suuf aussi suuf bi doo ci liggéey normalement keneen moo ko war a moom. ku moom suuf mooy kuy liggéey. macha allah ku taxaw fii xam ne mbay rek moom mooy dëgg gis ngeen ko li mu wax juróom fukki hectare fi mu ne nii moom la commencé di ko liggéey fas yéene fee def li nga xamante ne si moom mooy banaana mbokk yi ni mu ko waxee ñun dañuy toog rek jékki-jékki gis banaana bi macha allah mu rafet ñu daal di jël def ci biir yi alors que mbir mi processus la tey nag processus boobu lañ leen fas yéene wan ci seen émission jaar-jaari jàmbaar ba tax na sëñ Sall dañ lay bàyyi rek nga jiitu. ako jaga toñale be toñala bolo ko toñale be toñala bolo telari ndahi kasiri bengena ni sangare nata duma babula be malisa ko kulame donc lii daanaka moom mooy li nga xamante ne si moom la fi la lépp di doore. fii lépp di doore. lii léegi kii la kii de vache. genre engrais la. engrais la. léegi nag yi
mooy produire yi seen fumier la seen neefere la. donc loolu soo ko defee ci pack bi. day composé li adduna bi gën a soxla tey mooy man nga am les bananes bio lu ñuy wax banane bio. mooy nga produit banane bu mel nii sans nga ci def matière sans nga ci def produit chimique. ñu gis li tam leneen loo xamante ne si mi ngi bàyyeekoo ci mboq mi. d'accord lii mboq bi ñu béy ci nawet la. suñu ko béyee ba pare dañuy jóg suñu jur yi ñu lekk ko suñu ko lekkee ba pare desetu mboq bi ak neefere bi ñu boole ko aussi indiwaat ko ci tool bi mu mën a defaat beneen liggéey. kon lépp ci gàncax gi lépp ci gàncax la lépp nature la. lépp nature la aussi duñu ci sànni dara. li ñuy jël ci nag bi ñu indiwaat ko ci tool bi li ñuy jël ci tool bi delluwaat ko ci nag bi. bu tolloo jamono bu tolloo ci période bi tool bi. suñu xëyee 7 heures. dañuy nekk fii ba 13 heures. après ñu wàcc. ñëwaat 3 heures et demi. nekkaat fii ba 18 heures. gis ngeen mesure bi te soo paree nga gas. mais sëñ Sall. waaw li ngay def nii ñaata at nga ko def. léegi ma ngi ci suma 21e année ma ngi ci suma ñaari fukki at ak benn bi nga xam ne commencé naa mbéy banaan. d'accord mais ku la xool nii xam ne am nga ci expérience li da nga ko jàng. xam nga jàng am na mais dama ko bëgg dama fonk mbéy. moo tax fépp fi nga xam ne mbéy war na fi mën a am njariñ jaral na ma dem fekke ko wut ci ay xam-xam pour ma mën a jariñoo aussi ma mën a jariñ Sénégal. kon yow say expérience personnelle ya ak loo xamante da nga koo bëgg moom nga boole. waaw li nga xam ne aussi fekk naa ko ci suma maam yi. parce que suma maam yi xamuñu woon leneen lu dul mbéy. kon na nga judd ci bay. dama judd ci bay loolu moo tax ma fonk ko lépp lu may def aussi du ma bàyyi mbay gannaaw. voilà gis nga ni. léegi soo ko defee après nga indi ko nii. léegi dugal nga engrais bi ba pare. léegi dugal naa engrais bi ba pare. dugal nga ñaari façon engrais. waaw léegi su boobaa yii ndog bi dana ko laal su ndog bi laalee nag mu nekk comme genre compostage ci boobaa loo fi def day gaaw a jóg. banaan boobu fan lañ koy jaayee banaan bio boobu. banaan bio boobu am na marsam tuuti ci Sénégal mais leerul noonu bu baax mais li ñu bëgg d'abord woone mooy mën nañu produire banane sans produit chimique. ci boobaa ñun sénégalais suñu ko gëmee bu baax. mën nañu ko jënd parce que moo gën a baax ci suñu wér-gu-yaram mais en même temps yi nga xam ne internationaux yi la marché bi dafa am demande bu rëy ci banane bio ci boobaa suñu ñëwee aussi fii gis li nga xam ne mu ngi fii mën na aussi lancer Sénégal ci marché de banane. matériel bi fan la jógee. c'est très coûteux France lay jógee am na yu jóge France am na yu jóge Allemagne am na yu jóge Italie benn fournisseur moo ñu koy jaay mais fi mu war a jógee moom mooy rassembler yëpp après mu yónnee ko. donc moom bu ko rassembler sa waa ji moo koy installé. d'accord kon liggéey la boo xamante ne si comme ni nga ko waxee 2 ans nga def ak sëñ Sall mais am nga ci expérience ndax 20 ans du ñaar fukki fan. mooy PE. waaw. moom mën na dund fu ne. fu tàng fu am ay xeer fu sable na fu lépp mën na ko dund. xeetu jiw yi. waaw moom tout terrain la. tout terrain la. waaw léegi ñu teg ko ci kaw ndox bi muy daw. selon fleuve bi wàcc muy wàcc ànd ak moom selon muy yéeg muy yéeg ànd ak moom. moteur bi ah. waaw. jusqu'à la fin lépp laa inséré mooy tuyauterie bi
di geen yi di kaan yi di asperseurs yi. ndox bi day jóge ci maayo bi ci machine bi am na machine bu nekk ci maayo bi bu ñu ko taalee ndox bi day quitté foofu mu ñëw ci filtre yi su ñëwee ci filtre yi foofu lay tasaaroo mu ñëw directement ci tuyau yi. 1 mois 10 jours fi bi ñu commencé suude ba heure bi fi mu toll nii. liggéey bi métti na. trop. lan moo tax ngeen liggéey bi. ndax liggéey bi lépp kàttan la ndax amul dara loo xam ne tamit da nga koy xëcc mu oyof yëpp diis. maa ngi daaj weñ yi pour attirer asperseurs yi ñu gën a mu bañ a incliner parce que ndox bi suy génn bi su defee nii benn côté lay arrosé peut-être su defee nii benn côté lay arrosé il faut que nga monter ñaari weñ yi pour mu jub directement ndox bi fu mu war a egg mu egg foofu côté bi tamit fu mu war a egg mu egg foofu. waaw bi de wuute naag bi ñu jógee moom tool bi moom dafa mel ni ñu ngi ciy liggéey bi lan lañ nekk di def nii dañ cey gis itam ay xobu banaana. waaw tool bi tool bu màgget la am na juróomi ñaari at bi ñu ko installé aussi ci irrigation bi ñu gis irrigation bi jaarul yoon banaana bi mar mënul am rendement ñi fi liggéey sonn. raccord la ngay yore di roose ngay manipuler ci biir tool bi di ñëw tooyal taatu banaana ba mu kii loolu mooy système bi. fa nga nekk jeune pour nga def ko léegi nag Sall jël initiative pour ñëw defal leen asperseur boo xam ne boobu aussi moo gën a moderne loolu day yokk seen am-am yokk wàññi aussi seen coono. léegi moom tool bi amatul benn njariñ. d'accord dañuy dindi li yëpp indiwaat beneen jiw ñuy ji ko. d'accord kon léegi tool bi da ngeen koy abandonné wala da ngeen ci liggéeyaat. dañu koy liggéeyaat gisoo pak def nañu pak yu bees. pak yu bees yi ñuy def ni léegi dañuy defaat fii matière organique comme yi nga gis ni ci yoon bi ci boobaa ñu mën a defaat jëmbat bu bees. bu njëkk dañoo jëmbatoon banaana mais raisin yi am na ñu bari dafa yàqoon quoi dafa nëb léegi boo gisee ñu defaat ni buñ kon ko ñu ngi koy remplacer léegi yii buñ ko defaatee fii suuf bi day gën a nooy quoi day nooy. donc tool bi moo nekk nii. tool bi mooy tool banaana mais comme suñu GIE yellitaare ndem ay ngaynaka la tudd ci pulaar ci olof mooy yëkkati mbéy ak càmm donc léegi mbéy mi mooy banaana bi càmm bi mooy ñag bi léegi ñag bi dañu koy dagg yafal jur yi. jur yi lii pour jur yi rek. waaw yi pour jur yi la. d'accord donc banaana bi mu ngi doon ci ñaata hectares. fii mu ngi am 120 hectares ci biir tool bii nii. 120 hectares. 120 hectares. d'accord am na beneen. bi système d'irrigation bi yàgg na.
gis banaan bu bëri yàqu nii lu ko waral lii. bu yàqu bi ngelaw bu ñëw vendredi passé yàlla moo indi ndogalam. banaana bi daanu. donc ni mu daanee fii aussi yaatu na ci tool banaan yi yëpp. donc en tant que président information bi ma am les 1000 hectares yi nga xam ne producteurs yi amoon nañu ko fépp fi ñu jaar lu mel nii moo fi am. donc suñu xaymaa yi nga xam ne daanu na ci ngelaw bii nii mën naa wax passé na 150 hectares. banaan plante la boo xam ne amul c'est pas lignifié maanaam amul yàq donc maanaam genre ñax bu mag la donc ngelaw bu dikkee bu dammoo rek jeex na mënatoo ko redresser mënoo ci dara donc loo xam ne su ko ngelaw laalee rek yàqu na kenn mënatu ko utiliser encore. donc fii tool bi nga ne mu ngi toll ci 120 hectares. mu ngi toll ci 120 hectares. suuf si baax na itam mbay mi naka noonu 12 mois sur 12 ma bëggoon xam benn hectare bu nekk ñaata lay génne toon ci banaan. benn hectare bi su fekkee amul benn ndogal bu ci ñëw. comme ngelaw bu mel nii. wala inondation wala leneen hectare bi mën na génne entre 20 à 25 tonnes. benn hectare bu nekk benn hectare bu nekk. ci ñaata temps. ci pendant 12 mois. tool bi ñu ko sincee ak léegi mu ngi ci 16 ans ren. d'accord 16 ans yàgg na ba léegi suuf saa ngi baax. ba léegi suuf si mu ngi baax. ndaxte dafa am toppatoo bi. dafa am toppatoo donc dañuy maanaam andi ay neefere ay fumier andi ay amendement yokk suuf bi daal. loo xam ne la doo ko bàyyi ni mu desee yow yaa koy def say apport. su suuf bi setee ba noppi da ngay indi sa jiw nga ji ko nga roose nga toppatoo ko comme ni ñuy toppatee gàncax bu ne bis bu ne da ngay xëy nga ñëw roose xool banaan bi lu mu soxla mooy su fekkee dafa am ñax bu bon da ngay béy mu libre mu am libre nu ci ni ñu ko béy ni ñu gàncax ni mu buggee parce que gàncax buggul booy c'est-à-dire ñax bu bon su fi ñëwee mën na freiner développement bi. donc da ngay ñëw nga xool banaan bi lu mu soxla mu def nga defal ko. dañu am suñu maanaam staff mu ñuy liggéey par bloc. donc 120 hectares yi du benn tool dañ ko diviser par bloc. donc bloc bu ne dafa am benn responsable bu fa nekk. donc responsable boobu aussi am na ñaar wala ñett ñu muy responsable de telle sorte que genre fourmilière la kenn ku nekk ak liggéey bi mu war a def. donc soo paree am na koy jox compte rendu kooku aussi am na ku muy jox compte rendu donc ainsi de suite ba mu yegg ci kaw. ba mu yegg ci kaw. waaw kon fi mu ne nii kañ ngeen fas yéene defaat récolte. donc incha allah si tout se passe bien dans 10 jours encore war nañ def récolte. dans 10 jours ngeen def récolte. soobee kon camion bi tey bu soobee yàlla ma ngay jëm Ndar ak Louga. ma ngay jëm Ndar Louga. incha allah foofu seen client. banaan bi ngeen defar ko ba pare teg ci xob yi kon lii moo koy conserver. waaw teg ci xob yi dana koy aar ci poussière dana koy aar ci chaleur. aussi mën na ko gunge ba mu aar ci fi mu war a egsi. banaan bi su ñëwee. donc calendrier bi ñor c'est en fonction une semaine ou bien tous les 10 jours dañuy récolter. donc ça peut se mën na nekk entre 50 jusqu'à 70 tonnes. donc comme camion bi mu ngi jël 22 tonnes actuellement. donc war ko yóbbu Louga Saint-Louis. waaw. yéen banaan bi nii mu ñàkk a ñoree nii ngeen ko yóbboo wala da ngeen koy gazé ba pare yéen doog koo yóbbu wala yéen client bi moom mooy def le reste. donc client bi moom mooy def le reste. banaana fruit la boo xam ne su ñoree c'est pas maniable doo ko mënuñ ko déplacer. donc dañ koy yóbbu en tant que frais légume frais. bu déggee ba foofu ci borom di ko gazé donc mën ko rënk am ci ni mu koy liggéeyee. yooyu par exemple benn bu ne ñaata kilos. waaw benn bu ci nekk mën na dem ba 40 jusqu'à 60 kilos. yenn région ñoo gën a taamu seen banaan. bon mën naa presque région Sénégal yëpp dañuy consommer banaan bi mais consommateurs yu mag yi mooy Dakar Thiès Kaolack ak Touba. ak Touba waaw ñooy consommer. d'accord donc banaan bi aussi dina génn ba dem ba ci sous région bi. comme fan ak fan ndax fii jege na Gambie jege na Bissau aussi ak Bissau aussi. bi ma nekkee 99 fekk temps boobu ma ngi fréquenté lu bari ci biir port Dakar ma gis ci biir port Dakar banaana ay conteneurs yu bari di jógee Côte d'Ivoire ak feneen di ñëw ci boobu nag ma xalaat ban dugg ci mbéyum banaan avant loolu amoon na fi benn projet bu tudd OFADEC ñoom projet canadien yi ñoo ko indi woon ñu tàmbali béy banaan en 1976
ñu def fi jusqu'à 1980 liggéey bi am tolof tolof mënul woon dem kanam donc déjà nit ñi commencé nañu miin banaan xam nañu ko mais amul volonté bu rëy pour mu mën a continuer ci développement bi et surtout bi ma demee Dakar mi gis banaana bi nu muy duggee ma am xalaat mën naa wut suuf ma wut ay nit ma ànd ak ñoom ci liggéey bi liggéey bi mën a toll fu mu toll tey. maa ngi jëkk tàmbali mbéy mi ci dans le département de Tamba dans la région de Tamba département aussi de Tamba communauté rurale de Missirah dëkk bu tudd Sankagne foofu laa tàmbale avec 15 hectares. moom si commerce bi la nekkoon mu nekk si commerce bi à certain niveau mu xam ne mënatul avancer mu ne day dugg si affaire mbay mi la jël oto mu dem si zone bu ñuy wax Sankagne mu commencé fa avec 20 hectares. tey maa ngi ci 540 hectares en production. d'accord bi ngay tàmbali itam ci ñi tokkoon sa ginnaaw ñaata lañ tolloon ak tey ñaata lañ toll. actuellement su ma jëlee produit su ma jëlee lépp lu Tambacounda béy ci wàllum banaan ñu ngi toll tey ci 1200 hectares. ñi may liggéeyal ci banaana bi ñu ngi toll ci 1300 personnes junni ak ñetti téeméer nit. waaw ci juróom-ñetti tool. bi may démarré ma ngi woon démarré ak juróom fukki nit ak juróom yooyu bi ñu tàmbalee ba léegi am na ñi nga xam ne ñu ngi ci man mais am na ñi nga xam ne ñoom seen doole attanul mais seen doom wala seen jarbaat ñu ngi liggéey ci man ci liggéey bi. suma jaar mooy góorgóorlu rek dara mënul xëy sotti benn bis. fan nga tàmbalee. man dama tàmbalee boo gis commerçant boo gis ci jaar-jaaram mu waxal ak mu bañ a la wax lu ñuy wax tirwaal yore ko nii ci loxo wala dem jënd benn saaku man tengal menti di ko jaayaat koo gis mu tàmbali noonu lay tàmbale. après ma yëgaat noonu ñëwaat ci jaay peut-être ma ngi doon jënd benn paquet mën naa jaayaat benn saaku mu yàgg ma jaayaat ñaari saaku mu yàggaat mu jaayaat benn oto mu yàgg ma jaayaat ñaari oto donc ainsi de suite. lu muy def moom daf ko gëm parce que xaarul nit moom lu mu gën a bañ mu ne defal lii nga ne ko loolu mënul nekk defal ba mu xam ne moom si boppam mu ne mënul nekk après mu arrêté mais moom nee na impossible bokkul si kiyam si langage am. su liggéey yaatoo ak xel mënoo jàpp rek fenn il faut nga def lu bari aussi nekkuma kenn dama bugg yaatal suma famille am ñi ma dëkkal am Sénégal yëpp am loolu moo tax fépp fi nga xam ne xam naa ne mën naa def dara ma ànd ak nit ñi ci jëriñoo damay jéem. 99 laa bàyyi jàng 2000 ma ñëw fii ma fii ñëw aussi sam benn mag boo xamante ne moo ngi doon liggéey ak moom Ajaf moo fa ñëwoon bi projet bi ubbee fii bi mu jógee Ajaf ñëw fii di sënc fii ñu ñëw foofu ne ñu am na projet bu nekk fële képp koo xamante ne bugg nga liggéey boo fa demee daan sa doole da nga am sa wërsëg. donc chaque secteur de 15 hectares am na juróomi nit ñi fi nekk ñiy wéyal programme bi may jox. soo dajalee nit ñi di liggéey woon leen dëgg nga woon leen ñàkk jariñu ku liggéey am ku liggéey dana am ku liggéeyul du am donc tool bu ne dafa am ay gestionnaires yi nga xam ne ñiy gérer programme yi may indi ci mbéy mi donc ñooyu suñu ñëwee man may jox programme bi man na am ma jël ko fii man na am ma jéggaana ko bitim réew donc su ma ñëwee nag encadré ñi nekk sur place mu wax leen nii ak nii nañu bëgg a liggéey ci weer bi wala ci semaine bi ñoom ñu continuer ci loolu. gis ngeen dem fi nga fekk Wasadu moom moo jiite liggéeykat yi donc luy gaay di suñuy xëy su nekkul ci kanam mooy xëyandoo ak ñoom wàccandoo ak ñoom donc yow léegi boo nekkee liggéey ak kooku te obligé nga def comme moom donc moom depuis 15 jours 1 mois presque mu ngi si àll bi donc xam nga benn liggéeyam kat ku koy liggéeyal aussi soo deful mieux que moom foog nga toog ci tànkam. xam nga nit aussi soo nekkee ak moom mu jiitu la ci dara il faut nga nangoo topp ci moom te moom aussi nekk na nit koo xam ne mën nañ jël ci moom référence parce que suñu gisee tool yu mu installé yëpp di ko gérer à chaque moment aussi mu ngi ci àll bi
kon kooku soo ko gisee di liggéey ak moom da nga war a gën a góorgóorlu ci liggéey bi gën a am courage. avant may nekk producteur de banane en 20 ans def naa tour du monde en 20 ans def naa tour du monde commerce foofu laa tàmbalee suma première sortie maa ngi doon def Afrique centrale ma def Afrique centrale 4 ans ma ñëw commerce man bi ma juddoo ba léegi commerce lay def xamuma beneen métier su dul commerce à part commerce bi mooy agriculture ak élevage. soo buggee dara rek dana lay jaral lu ne dem naa fii Côte d'Ivoire dem naa Cameroun dem naa Ghana dem naa Koweït dem naa Canada loolu yëpp ci wàllu mbéy banaana la. gëstu ji. waaw dafa gëm lu muy def xaar si tamit beneen nit nag waaw moom mooy jiite di woon nit ñi li ñuy def taxaw si parce que tey am na ku doon keneen ku doon du moom du ñëw si tool yi day des si àll bi yor si dëkk bi yor sa oto di dem fu la neex. suñu jafe-jafe bare na et parce que lu tax suñu jafe-jafe bare na waroon nañu tolloo niveau bu ëpp bii mais am na lu ñu séntu woon ci état bi am na lu ñu séntu woon ci partenaires yi ba tey am na lu xaw a des séntu nañu financement ak ñoom tolloon na ci ñaari 1 milliard 200 boobu ñu ngi koy séntu mais eggsigul. maa moom ak ñoo bokk ça fait 2 c'est-à-dire yow boo moomee yow loo si gis ak loo si séntu keneen ki di liggéey du ko si séntu mais boo ko ñëwee nga assisté ko rek moom tamit day def effort ba ngeen egg fi ngeen jëm moom loolu mooy ato. tey jii boo xoolee soo waxee région du fleuve nga xalaat ceeb mais boo waxee banane automatiquement sa xel day dem Tamba parce que tey soo xoolee production nationale bi ñun dañuy def plus de 60% ci production nationale. Sénégal mu ngi consommer 50 000 tonnes production locale mu ngi nekk ñaari fukki junni ak juróomi-ñetti téeméer tonnes donc 12 000 tonnes moo war a des ñu am autosuffisance alimentaire yi nga xam ne li Sénégal waroon dund ci banaan ñu am ko mais soo gisee loolu manque ba tey moyen financier bi moo des mais fii ci Sénégal am nañu tey suuf am nañu ndox am nañu naaj li nga xam ne war nañu mën a produire de banane qualité yàlla may nañu ko fii am nañu ko mais moyen bi moo des pour complémentaire bi mën a am. moom créateur d'emploi la ndax defar na loo xam ne ñu bare ngi nii am nañu alal comme moom mais defuñu ko te moom yorul lu ñu mën a wax mais mu ngi investir ci monde rural di tamit di créer ay emploi yoo xam ne kenn jàppale ko ci bu ma sañoon nag ñu jàppale ko ndax moom bu ñu amoon ñaar ñu mel nii kon Sénégal chômage dootul am. Sénégal bu ameen 5 yoo xamante ne ñu ngi def ni moom billaay wallaay azim coono bi dana wàññeeku ndax xale bu am ay 20 ans campagne 6 mois nga yore sa 500 000 ban liggéeyu doole du xel ngeen ko mun a am ci biir Afrique. état bi ñu gis am na benn sénégalais bu nekk à Tambacounda mu ngi liggéey boo xam ne vraiment su amoon dans chaque région benn sénégalais bu mel noonu je pense que Sénégal gouvernement lu muy lutter di ut liggéeykat di wàññi chômage bi ba pare voyage xale yi di jël mer bi di ko braver di dem ñàkk seen bakkan ne doon wàññeeku. production banane lu muy dëggal ci état Sénégal bare na premièrement état bi buggul nit ñi génni dem ci immigration donc loolu comme loolu la ñu soxla producteur de banane yi ñu ngi recruter ay nit ay jeunes ci village yi di toog di liggéey donc loolu déjà nekk na premier point bi nga xam ne ñu ngi dimbal état bi. deuxième point bi camion yi nga xam ne war nañu jël banane bi yóbbu ko ñoom aussi ñu ngi jënd ay carburant bi état bi moo ko moom wala état bi mu ngi ci am dara donc loolu aussi yeneen revenu la. man dama dëkk département de Vélingara
dama dégg turam ci région Tamba muy ubbi tool Sankaañ ma dégg tur bi ma ne nag war naa dem immigration mais kon ko dégg naa liggéey bi xaaral ma jaar foofu ma liggéey ma am li may am départ ma soog a dem léegi nag ma liggéey foofu ba ma gis avantage léegi ma ne jaratul may dem liggéey naa ak moom depuis 98 man dugg naa ci projet Yelitaare maa ngi liggéey. soo wàccee nga gis sa yaay gis sa papa gis sa jabar loolu je pense amul lu dàq loolu moo gën sax nga dem Europe ngay envoyé ay millions di tabax ay étages yow nga xam ne yow mënoo as sa benn mbokk lu xew dañ lay woo téléphone wax la ko xam nga ne loolu moom lu xaw doy waar la. day am ñi jóge woon ci tool bi dem bitim réew ñëw suñu demee suñu nekkee une groupe de 5 ou une groupe de 10 ñaar nit ñooy am chance dugg ñeneen yi am malchance des ci gaal bi ñi fi nekk dégg loolu ki am chance dugg kooku su ñëwaatee fii day xam ñi mu bàyyoon ci gannaaw déjà moom nekk na en retard ci ñaari fànn benn fànn bi moom lu muy am par at nu mu tuuti tuuti day jënd benn nag wala ñaari nag wala ñetti nag mu denc ko ñaareen bi mu ngi toppatoo yaayam ak papam ñetteen bi mu ngi ànd ak soxnam di ay doom donc ki dem bitim réew munul am loolu donc avantage nekk fii ci sa réew nga liggéey suuf bi nga am lu muy jariñ loolu kenn mënul xam importance fu mu toll. tey même suñu ma joxee billet dem Espagne wala dem France du ma dem lu tax parce que gis naa ci njëriñ gis naa sama avantage te de un su ma demee fii moo ma jaral parce que fii maa ngi sama kër maa ngi gis sama njaboot maa ngi gis sama yaay lépp kii su feebaree suba ma gis ko. maa ngi dëkk côté Kaolack ci benn village bu ñuy wax Ngaan léegi maa ngi doon jàng ba am BFEM après ma bay am na lu waraloon aussi ma bay bon dama xawoon feebar moo taxoon ma bay bi ma bayee après ci laa ñëw fii pour bay banaan fii nag laa mos a bay banaan ci biir installation bi rek comme man métier mi laa am te moom it moom dafa bëgg ko installer ci foofu la ñu xamante. bi ma ñëwee gis liggéey bi mu neex ma dugg ci di góorgóorlu parce que xam naa ne am na njëriñ demoon naa ba 2000 ma jël sama famille yëpp indi ko en 2000 parce que am naa foofu ay rak am naa benn mag ma xam ne ñun ñëpp suñ ñëwee jàpp ci liggéey bi dinañ am réussite. fi ma nekk fii samay rakk yeeg sama jarbaat yeeg samay doomu mag yi nekk fële yëpp képp koo xamante ne njàngam xaw na am problème lépp li ma ci mun bu laajee fay damay gënee fay bu laajee leneen ma def ko bu demee ba nga xamante ne buntu yëpp tëj nañ ma ne ko kaay. seen benn doom bi laa doon formé ku nekk Kédougou Seydou après ma formé ko il avait un niveau boo xam ne école primaire la woon peut-être il pouvait pas le faire le travail convenablement après nag ma am fii benn contrat si benn projet ma nekk foofu ba après nag ñoom ñu mujj maa jël. bi may ñëw benn 10 000 francs laa fi ñëwee sam paas rek ñëw fekk fii lu métti nag mu muñ ko parce que dañuy naan élèves yi nanguwuñ liggéey mais benn ngi nii bu nekk exemple je suis breveté am naa brevet 99 laa bay jàng 2000 ma ñëw fii liggéey am benn corde sam première année bon fekk liggéey bi nga miinagul rek ma am xaalis tuuti mais sant naa ci mais musuma ko am nag it li ma waxoon tey laay wax tuuti parce que par rapport ak li may am tey mais boobu ak tey tuuti laa mun a wax mais musuma ko woon am auparavant waaw. mocc bi dama leen di jël par weer ma ngi leen di fay mocc bi ma jël leen pourcentage bi demee ba campagne bi jeex yi ma doon fay par mois 35 000 la woon par mois mu nekk 360 000 ci année bi léegi bi ma doon ñi ngi doon liggéeyal ak pourcentage ñu am 700 et quelques mille léegi nag ma ne ñaari yi mu ngi ni ku may jël seetal ce soir su fekkee weer bi nga bëgg ma fay la par weer
su fekkee pourcentage bi nga bëgg nga jël pourcentage donc ñoom ñëpp tey kuy ñëw day wax man de su fekkee tool pourcentage am na dama koy jël parce que loolu lépp li ma ci liggéey maa ko moom su ma liggéey moo may fay. réalisé naa ci parce que jël naa ci ay jabar tabax naa bâtiment jënd naa ci ay nag jënd naa moto lépp ci liggéey bii la léegi nag ku dem Espagne wala ku dem France soo demee loolu ngay wut da ngay tabax da ngay jënd nag da ngay wuti jabar da ngay jënd moto kon ko ndax maa ngi koy am fii ma liggéey ak moom boo yàlla ba yàlla bis bu mu jëlee rek. bi may ñëw fii 5 personnes lañu woon bokk benn kër googu ñu bokkoon 8 kër la léegi. damay sant yàlla parce que bi may ñëw fii 99 fekk awma jabar dégg nga mais tey yàlla dénk na ma ñaari jabar am naa sama kër aussi bon li war aussi sama diggante ak sama famille mënuma wax ne dinaa motal lépp parce que yombul mais maa ngi ciy góorgóorlu kémtulaay kattan. jigéen yi nga xam ne amaguñu métier dañuy xëy di wut lu ñuy yóbbu ci seen kër suñu amee 4000 francs dañuy jaar ci benn chambre de froide jënd 10 kilos banane yéenu ko ci boppam dem jaayaat ko suñu ko jaayee sur kilo 600 francs au lieu de 400 ñu am 2000 francs bi 2000 francs bi suñuy wàcc ngoon ñu jënd ñaari kilo ceeb ak ndawal ñu yóbbu ci seen kër donc soo xoolee circuit bi fu muy jaar état bi dafa ci am lu bari li ñu leen jàppale parce que suñu bopp la. avant muy dugg ci banaana bi da doon béy nawet di béy gerte di béy coton loolu lañ doon débrouiller moom ak doomam ak jaww ak jëkkëram ñu siy dund mais neen defi banaana bi ñëw mu dugg si mu si liggéey ndekkeem di si liggéey jot na si réaliser loo xam ne mosu ko woon am. nit ki lu mu liggéey lañu koy fay. c'est-à-dire soo ñëwee dañu lay jox tool bi ngay béy ni ngay toppatoo lépp liggéey doole bi nga ci war a def moom lañu la koy woone am na encadreur bi ci nekk am na ay chef de groupe bu ci nekk ñu wax la nag pourcentage la ñu lay fayee pourcentage bi mooy 35%. amul kenn ku fi mus a taxaw tey bu ngeen demee ba ci buntu ba bu leen neexee seen laaj bu njëkk na doon kan la fi El Hadj yoreel dërëm seen laaj bu njëkk na doon loolu koo xamante ne liggéey na ak moom ba fay jot mu bañ koo fay ngeen njëkk a laaj loolu ba am ndax dana am kenn nit koo xamante ne nee na maa ngi nii xam nga li gën a neex ci liggéey nag liggéey ba pare am ñu jox la ko. Baba ñu ngi ci beneen tool Laboya fii moom tamit périmètre bu mag bu am solo la wala moom moo ci gën a rëy. waaw actuellement Laboya fii moo ci gën a rëy. Laboya mu ngi nekk ci région de Tambacounda département de Tamba. Commune de Missirah. Arrondissement de Missirah commune de Dialakoto. commune de Dialakoto. waaw fii ñaata hectares la. fii mu ngi nekk 200 hectares. en général su ma ñëwee ci gox première bi mooy dëkk bi deuxième prioritaire mooy commune bi. mën naa toog nag at ak nangam du ma jël gan léegi nag su demee ba waa dëkk bi ñu doyal waa commune bi doyal ci boobaa su étranger ñëwee bëgg liggéey ñu jox ko. première génération mooy jëmbat bu bees yi nga xam ne banaana bi première doomam mooy bii léegi mooy première génération léegi deuxième génération bi bii la war a nekk incha allah léegi nag bii bis bu ñu ko daggee moom dundam jeex na léegi bii moo war a ñëwaat donc gis ngeen ko léegi yaakaar naa rejet bi ñu gis ni en 2 semaines et demie dañu ko war a dagg incha allah. lan mooy dernier bi mooy bii moo mujj judd ci régime banaana bi léegi bi nu mu mel nii soo ko dindee li banaana bi waroon lekk bii lu mu waroon lekk bi ñii ñoo koy jëlaat. comme ça ñu gën a màgg. ñu gën a màgg. donc bi comme déjà dafa nekk dernière mais du mën a développer bu baax mais nga dagg ko balaa mu dund après nga koy sànni. léegi jiwu banaan bi Baba foo koy jëlee. jiw banaana bi. bii jiwam d'origine Côte d'Ivoire la bi trop plan
d'accord Côte d'Ivoire nga koy jëlee. Côte d'Ivoire laa ko jëlee. naka lay accès ci yow da ngay dem jëndi ko wala da nga koy commandé. non suma partenaire GDS compagnie fruitière. ñoo ma ko indil ba fii par avion. à part Robusta am na Grand Naine benn mais tey li ma gën a barale mooy Robusta. Banana liggéey la laaj waaw soo gisee banana bi nu mu mel nii foo ko mën a présenté ci àdduna bi dañu lay xamal dañu lay wax vraiment banana bi manqué wul dara. bii Robusta la. bii Robusta la bii léegi fu mu ñor foo ko présenté keneen mënu ci teg benn baat suñu reen yi mais ci biir reconditionnement bi ci kaw reconditionnement bi lay am différence reconditionnement bi moo wuute moo tax ñu ne gi banana local la bii banana industriel la mais banana bi yëpp industriel la bu mu nekkee ci kaw suuf mais xam ngeen ne banana mënul peese bi nit mënul matale aduna loo góorgóorlu day am li nga def mënoo ko def nit fu muy rëccu rek ci aduna normalement ci jaamu yàllam la mais sinon ci wàllu liggéey loo góorgóorlu mënoo ko motal donc il faut nga am li nga def am li nga ñàkk. Au départ case de santé bi dafa doon am ay problème bu ñu amee malade accouchement il faut ñu kii par calèche ñu yóbbu leen ba Kénkéliba wala Dialokoto bu amee un cas de palu urgent il faut ñu fexe bu trouver moyen pour yóbbu malade bi Kénkéliba wala Dialokoto ci réflexion boobu la ñuy ubbi case de santé bi. avant case de santé bi am bis bu ne daawoon naa fi fukki nit ñu jóge fii dem Tamba wala dem Dialokoto léegi nag transport bi kese ak coono bi malade bi yokkaat ci yoon bi loolu lu rëy la bu demee nag ba yàgg tuuti ma ne lii su continuer nit ñi dañuy sonn ak feebar mais aussi liggéey tool bi du dem ci boobaa laa xalaatee lii ñu seet benn fond indi leen jënd garab jox leen ko. maîtriser nañu situation bi même ci palu bi même ci accouchement bi parce que am na matron bu ñu formé fii d'ailleurs la salle d'accouchement baa ngi fii moom mooy jël en charge problème accouchement. am na salle de soins am salle d'hospitalisation. da ngay jox carnet bi ki malade ñëw ak sa tur léegi nag kooku su ñëwee docteur bi consulté ko kii moo yore pharmacien bi mu génne garab bi jox ko. xale bi genre mutuelle la donc loolu suñu la ko joxee da ngay dem nga faju su demee ba mu mot weer gestionnaire am na fi léegi ñu dajale ordonnance yëpp yi ñu ramassé woon ci weer bi delloo ko waat Tamba léegi nag xaalis boobu ñu tiire ko ci seen compte jëndiwaat garab indi teg. kii dootuñu wax ne jàmbaar la weesu na jàmbaar te aussi sooy liggéey ak moom du yem ak yow ci cadre liggéey bi kese ak lum lay fay kese dina am lu bari lum la jàngal parce que su fi nekkee léeg-léeg mu togg kooku war nga xam ne kii diisul dina la defaral ndekki nga ndekki indil la ko ci tool bi nga ndekki donc kooku am na lu bari loo xam ne mën nga ko jàng ci moom ah ba suba loolu mën na la indil réussite. dem nañu Saare Aljuma dem nañu Saare Damba dem fa nga xamante ne si moom mooy Afia loolu yëpp nag nekk ci région bu Kolda tey ñëw nañu fi nga xamante ne si moom moo nekk ci région bu Tambacounda ndax Tambacounda gi la ñu doore woon fekk ñu ko fi El Hadj Mamadou Oumar Sall nekkoon sunu gan ci seen émission jaar-jaari jàmbaar jàmbaar tàqatad la jarul di wax image yi wane nañu seen bopp El Hadj dañ lay bàyyi rek nga tàggu mbokk yi gis nañu toolu Laboya périmètre bi liggéeykat yi wàcc nañu ku ne yaa ngay ñibbi. voilà maa ngi leen di sant di leen gërëm aussi di ñaan yàlla ak yonent yàlla ñu dajawaat ci jàmm
donc journée tey bi yëpp ñu ngi doon def Saare Aljuma Saare Demba ak Medina Afi ak Laboya donc tey ñëw ngeen fii ci périmètre bu gën a rëy mooy Laboya yi nga xam ne am na 200 hectares ak mboolu bu takku bi ngeen di gis yaakaar naa tey suma wax warul bare parce que image bi war na wone yëpp li may wax rek émission bi émission olof la mais aussi mënuma ci ñàkk wax tukulóor tuuti ci ñëwal may nañ la ko su ngeen ma ko mayee loolu la soxla donc mbiɗa salmina ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fof mbiɗa salmina bandiraɓe fof mbiɗa ñaago yimɓe ɓe yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e ndema e gaynaka gati ko ɗum woni ko jogui aduna e ndema e gaynaka kala nde neɗɗo nangui ɗum rewi ɗum maw heɓa hen no wuurdi tawa omo jogui emo wonde e ndimago makko e loolu li ma ci wax ci pulaar mënuma wax olof ba pare fekk vraiment waxuma pulaar ma ne ma ngi ñaan askan yi ñu bàyyi seen xel ci mbéy ak càmm parce que loolu moo yore réew donc képp ki nga xam ne nangu na béy nangu càmm yaakaar naa ci yàlla danay dund bu nga bi nga xam ne dund bu gën a nekk dund ngor mbay ak sàmm moo yor réew Baba jaaraama xañana wonde inchallah ngoog mbokki téléspectateurs yi seen émission jaar jaari jàmbaar diggante Tambacounda ak Kolda la woon li ñu leen di wax saa su ne Sénégal yamul Dakar fépp la di leen jox rendez-vous beneen gox wala sax pourquoi pas yeneeni gox ak beneen jàmbaar ni ñu ko defee ak suñu papa ji li jaa ngeen jëf merci Bilaay teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe bilaay ci lu mu néew néew moo ma gënal leneen lu ma mënti am bilaay kaa ñu liggéey taxaw sunu njaboot moo gën bilaay kaa ñu liggéey boole ci